Càmbar si diine sur ITV. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. maa ngi leen di nuyu képp koo xam ni mi ngi seetaan émission bi muy càmbar ci diine fii ci ITV ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. di leen yónnee sama nuyoo yéen ñëpp di leen ko boole ndoor di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ni moo ñu defal jàppandi ndax moom mooy al mustaan ba ñu mën a toog di waxtaan ak yéen ci émission bi ci thème boo xam ni wóor nañu ne yéen ñëpp yéen a ngi koy xaar muy ban tomb muy la maltraitance animale, comment y remédier. loolu mooy sunu thème mettital mala nan lañ ko war a saafara ci réew mi ci Sénégal. boo xoolee li xew fan yi ci actualité bi ci sunu réew mi di nga gis ne am na mbiru lu ñuy wax oryx ay xeetu kéwal yoo xam ne dañ koo baaxee Sénégal mu am lu ci xew moo xam dog-dog la moo xam sàggante la laa kulli xaal am na ci ay xeetu kéwal yoo xam ni dañ leen war a sàmm am na ci yoo xam ni seen bakkan sax dafa mujj rot coow laa ngi ne kur ñun li ñu ci gën a yitteel mooy wane ni xeetu kéwal yooyu dañ leen waroon a sàmm kon bu fekkee ni seen bakkan rot na ci kon am na loo xam ni jaarul yoon ca ban la ñuy jëlee foofu ci Ranérou au nord du Sénégal di leen indi ci beneen bërëb. kon loolu lu ñu war a toppatoo la def ci enquête ba seet noonu nan la tëddee foofu lañ ci yem ci cadre sunu émission. am na ñoo xam ni activistes yi ak parti politique yi ñoom mën nañu waxtaanee loolu ci beneen anam su ko defee ñu gis tamit ne fan yi am na ay vidéo yu circulé ci réew mi yuy wane ay xeetu mettital yoo xam ne dañ koy teg ay mala moo xam ne ay fas moo xam ay mbaam wala yeneen xeetu mala. man sam bopp am na lu ma ci bëgg a nettali lu ma dundal sam bopp gis ko ci koñ bi ma dëkk man gis naa benn bés benn muus boo xam ni dama romb gis ko mu tëdd di onk ma laaj gardien yi lii lan la ñu ne ma muus bi daal benn waay bu nekk ci koñ bi kilifa la ci koñ bi de bu am xajam di doxantu ak xajam day génn ci koñ bi doxantu ak xajam léeg-léeg nag xaj bi da koy bàyyi su ko bàyyee xaj bi mooy dàqe muus yi ci koñ bi di leen màtt. ma ne lan ñu ne ma waaw da koy def plusieurs fois ñu ne ma bii nga fekkee mais defoon na ko démb ak bërki démb xaj bi dafa màtt muus bi damm ndigg li ak ñaari tànk yi ci ginnaaw muus bi tëdd di onk man mii bi ma ko gisee maa ko photo yónnee ko ci Facebook ci laa mujj am adresse bu benn vétérinaire benn aide vétérinaire bu nekk fii zone B fàtte naa turam moo mujj ñëw jël si ko. kon loolu maa ko gisal sama bopp kon mettital ay mala ci Sénégal lu fi siiw la ci gox yëpp. dañ koy gis beneen nettali corniche dem naa fa di doxantu di def sport ma gis ay xale yoo xam ne dañu chargé fas bi ay mën na ndox ba mënul sax dox mu mujj jonkon ma romb leen ne leen yéen fas bi li ngeen ko chargé moo diis trop mënul dem léegi da ngeen ni koy chargé lu yem ngeen def plusieurs tours après ñu ne waaw loolu nga wax de dëgg la ma ne leen nag ngeen gëm yàlla te xam ne ndax seen wërsëg comme ci mala bii la jaar war ngeen ko toppatoo te it nag lu ngeen ko yërëm rek yàlla dina leen yërëm lu toll noonu xam naa loolu daw na seen yaram ma ne leen nag kon dàq leen seen wërsëg waaye teg leen ko ci yërmande loolu tam man maa ko gisal sama bopp fii ci corniche bi fii am na fan itam benn vidéo buy circuler ñëpp a gis ko man ginnaaw ga sax laa xam ni ci yoonu Touba bi la dinañ ko gis léegi ci reportage bi nga gis tam ni ñuy chargé mbaam bi ba kenn xamul lu muy niru ba am ñenn ñu fa jaar daal di koy filmer ci loolu may nettaliwaale loo xam ne sama wëllëre bu mag bi nekk Touba Cheikh Thioro Mbacké moo ma ko nettali ma ne woon naa ko dugalaale ci biir introduction sama waxtaan parce que comme vidéo boobu ci yoonu Touba la boobu may wax noonu donte woon li ma la wax mooy nii goxu Sénégal yëpp foofa dem di nga fa fekk xeetu métital bu ñuy métital mala yi. léegi nag Cheikh Thioro Mbacké mu ne maa ngi koy nuyu bu baax ma ne ko dama gis ci Facebook bi am ku bind man bi ma publier vidéo boobu ñu wane ni ñu surchargé mbaam bi
ay butéelu ndox ñu bëri di ci commenter di wax ne lii jaaduwul rafetul et cetera mu am kenn koo xam ne dafa bind Facebook tontu li ma ci wax di wax ne maa ngi lay dolli ci nga xam ne man toog naa plusieurs fois Touba dégg imam bi di xutba ci wàllu yërmande ak toppatoo bu rafet bu ñu war a def ci mala yi dafa am ko bind ci Facebook bi ba pare mu ne nag man sax toog naa am benn kilifa murit boo xam ne mi ngi doon wax ak borom sareet yi di leen wax ni lu ngeen def ci mettital jëmee ko ci fas yi dafa mel ni man ngeen ko def loolu frappé ma mais nag mënatuma retrouver postu ki bind loolu ci Facebook bi dama mujj woo nag sama wóolëre boobu Cheikh Thioro Mbacke moom laa woo moom moo ma ne kooku sëñ Saliou Mbacke la rahimahullah wa arda mu ne ma moom noonu la meloon ci mala mu ne ma doon na tuur rangooñ ndax gis mala bu ñu sonal ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma daayira borom sareet yi ñëw nañ ci moom indi seen addiya 500 000 mu génnee 500 000 dolli ko ci muy 1 million mu ne leen léegi pour ngeen koy toppatoowee fas yi nañu lekk ba suur na ngeen leen toppatoo ba pare mu ne ma benn bés moom sëñ Saliou gis na benn nag buy soox mu tuur rangooñ daal ne nag bii de bu mënoon wax dana wax li ko metti xoolal loolu nga xam ni kon valeur yaa ngi fi jàngale yaa ngi fi modèle yaa ngi fi mais lan moo dal sénégalais yi ak sénégalaises yi ba fi mu nekk ni daanaka nit ñi doxalee ñëpp la jaaxal ci wàll yëpp waaye nag kon tey suñu sujet mooy mbiru mettital mala ak nuñ koy saafara moo tax ñu sawar lool ci am fi ñaari invité yoo xam ni danañ bokk ak ñoom waxtaan bi ku ci njëkk mooy docteur Mactar Seck moom mbiru xam-xamu vétérinaire la jàng waaye itam mi ngi liggéey fii ci ONG bu ñuy wax Brooke nga xam ne dañuy toppatoo lépp lu jëm ci nekkinu mala beneen invité bi mooy sunu jeune sœur bi Fatima Djibril Ba moom arabisante la kuy gëstu la ci l'islam day animé tamit ay émission islamique bokkoon na tam ci benn séminaire boo xam ni Brooke ñoo ko organisé woon ci wàllu diine ak mala ñu boole woon ma ci moom ma woowoon ko ci mu ñëw ci affaire islam lu mu wax ci waa toppatoo mala ak jàngu bi église lu mu ci wax kon tam am na jaar-jaar boo xam ni may na ko mu war a mën a ñëw bokk ci waxtaan bi kon nag mbokk yi waxtaan bi nii la nar a tëddee ma jox docteur Mactar Seck mu nuyoo su paree ma jox Fatima Djibril Ba mu nuyoo docteur je vous remercie ci li nga ñëw di la sant bu baax merci imam maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Fatima mi ma bokkal plateau bi kontaan si waxtaan bi nag sujet bi nga xam ne moom nga di tey donc comme nu mu ko waxee mbirum toroxal mala fu mu nekk nii jéggi na dayoo mais genre émission yi daf ñuy wan ne am na loo xam ne mu ngi xew parce que ay at si gannaaw kenn imaginé wuloon ñëw di def ay émission yoo xam ne pour toog di wax sa affaire warmal mala donc loolu mooy motif de satisfaction bi maanaam nit ñi ñu ngi commencé di yeewu si mbir boo xam ne ay at si gannaaw kenn xalaatu ko woon. tabaarakallah jërëjëf. tabaarakallah docteur Mactar Seck kon càmbar bi jàpp nga ne kon bokk na ci biir contribution la bu am solo ci sensibilisation. bu am solo pour yee nit ñi ci wàllu alhamdulilah kon loolu dal na sama xel. tabaarakallah dinañ ko gën a xóotal ci biir waxtaan bi. question sensibilisation boobu c'est très important danañ ko gën a càmbar ci biir waxtaan bi Fatima Djibril Ba nga nuyoo yow tamit bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa xabibina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin imam ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu docteur macha allah di nuyu aussi képp koo xamante ne mu ngi jàkkaarloog ITV di suivre émission bi nga xamante ne mooy càmbar si diine mu nekk émission bu am solo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di jaajëfal imam si invitation bi di kontaan bu baax teew bi ak yéen pour ànd ak yéen waxtaan bu am solo bi macha allah comme ni ko docteur waxee rek nekk na waxtaan bu am solo te dafa ñëw si temps ndaxte nga baal ma rek tuuti imaam ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni si àdduna bi yëpp mu nekk rahmatan lil alamin yërmande pour mbindeef bi yëpp kon nag fépp fu ñuy toog di wax bien-être nit ñi war nañ faa waxee aussi bien-être li nga xamante ne moom mooy mala yi parce que ñoom it si société bi lañ bokk macha allah. tabarakallah kon soxna Fatima maa ngi lay remercier yow tamit di la gërëm ci sa participation ci càmbar ci diine su ko defee kon. ñu dellu ci xarala bi ci Massamba Mbuub mu indil ñu
reportage bi nga xam ni moom la ñuy tàmbalee waxtaan bi. gaaral bi. mooy lan lii daf ko attanul sama waay wàcce leen mbaam mi wàcce leen mbaam mi yéen a ngi kii rey mbaam mi di kaay ñu wàcce mbaam mi booy kaay leen jàpp waaye ñu wàcce mbaam mi tey de laa mas a gis lii man mon frère wàcceel mbaam mi ba pare jàpp leen ñu wàcce wàcceel damay caméra man policier la wàcceel jàppal ma wàcceel kii ba pare wàcce leen waaw jàpp leen ay wàcc leen lii dafa diis sama waay lii xam ngeen ni benn ku am bakkan attanul lii non booy demal ne dem leen ne jàpp leen na ñëpp dem fee lii moom kenn mësu koo gis di waaw attan mais c'est du jamais vu voilà gis ngeen fas bi tëdd kii bi moo ko maas poto bi ngeen di gis nii mooy poto électricité bi nga xam te ne mooy poto Senelec moom maas fas bi dee ci saasi. donc maa ngi interpellé yéen nga xam te ni luttons contre l'indiscipline au Sénégal voilà donc un témoignage nga xam te ni moom moo mën a témoigner affaire bi il paraît Senelec wane leen une fois yoo xam te ni dañ naan il paraît depuis vendredi mënuñu fexe ba ñëw ba tey jii lii moo am ni gis ngeen fas bi nga xam te ni moom mooy tonni mbalit mi moom mooy ramasser mbalit mi fii ci ginnaaw ray donc moom la courant bi rey léegi nii poto fer bi moo ko rey. am naa fi mbaam si kër gi moo nekk nii mu ngi tudd Lora dama koy jox lekk di ko jox mu naan di rato fu muy tëdd muy tëdd si kër gi pour suñ amee soxla mu ñu koy defar ak buñ ko soxlaa di ko defar mu ñu koy defar liggéey bu amee ñu ànd bokk ko dañuy dimbali si nawet bi ñu dimbale ñuy dem tool di béy mu ñuy unwal ñuy béy Lora buñ demee ci marché ba moom mooy bëgg di passage di sama yaay xaalis boobu mu ma ciy xotti di ma si fayal fermeture di ma si fayal inscrire di ma ci jëndal fermeture di si dépensé si kër gi buñ demee ci àll ba tamit buñ béyee moom mooy bëgg di indi dugub bi gerte bi su ma ko amatoon yi tamit naa doon sonn trop. njëriñ li ma amal nag moom man amal na ma njëriñ ndax xam naa ne maa ngi ci gis sama bopp ba pare askan tamit ñu ngi ci gis seen bopp ndax ñu ngi xam am nañ xam-xam bu bees tàq ci ñun boo xam ne waa yelleef mala ñoo ko def ci ñun ndax ñun xamuñu woon ni fas dañ koy jox lekk ñetti yoon ci bés bi te léegi ñetti yoon lañ koy def bu suba gi mu tuuti bëccëg gi nga yokk sa loxo bu guddee nga def ko nga jox ko lu bari loolu xamuñu ko nañ ñaan xëpp rek fas yi yàqaate gàmmu bi tey dara nekku ci boo xoolee waaye tey wur fas yi fi nekk suur nañu ndax lañ leen defal comme niñ ñu ko waxee noonu lañ koy defee waa dëkk bu yëpp nag ànd nañ ci boobu defalin boobu doxalin di ko doxal wax dëgg yàlla gis nañ ko suñu njëriñ yellee fu mën a daal xam naa ne yéex na fee ñëw ba may doo ko dugg ba may nekkee fii xamoon dara ci fas daaw ma yor fas daaw ma xool fas léegi nag moom fas yi mën na maa bokk ak ñoom lekk bokk ak ñoom naan bokk ak ñoom tëdd ndax jàpp naa leen comme ñun boo demee ci wàllu paj mi tey man xawoon na maa jàng am paj sax ci wàllu santé communautaire wante boo xool lu bëri dañ ma ko jàngal fas ak nit ñoo ko bokkule su may dem ci fas damay mel ni ki nit laay dem ndax cofeel gu ma ci am ak yoo xam ne ñoo ko bokkule ñoom mu dund loo xam ne suñu borom moo ko def mu nekk rek lu yéeme tey ki loolu la ñu yendu suba ba ngoon gat te xam naa ne bu ñu waatee li fekk jeexul ñun dañu toog ndax loolu rek moo ñu itteel gis naa ko daal njëriñ bu baax a baax.
tabarakallah merci Mass ci reportage bi ñun ñoo ko gisandoo doy na war kon fii daal mettital mala ak tamit toppatoo ko feeñ na fi mais tamit dafa mel ne dafa feeñal melokaanu nit kon nit mën na ñaar yëpp daal dafa mel ne kon ñu ngi xaw a sax philosophie un peu donc léegi docteur Mactar Seck yow lan mooy sa impression sa gis-gis ak yëg-yëg bi nga am ci image yi ñu wan ci reportage bi. waaw jërëjëf imam image boo ko gisee fu ñu commencé image bu métti la maanaam mbaam bi ñu jël saf ko ay ndox ba pratiquement mënatul dem. doy na war loolu. léegi loolu xam naa nañ ci ñëwaat si biir waxtaan bi. mais si njëlbeen bi mën nañ ne lii boo ko gisee dafa fekk ñu teg fii dëkk bi ay réglementation parce que quand même ñu yor mbir mi toog nañu benn bés xalaat ne jur gi dañu war tegal ay règlement pour protéger leen maanaam fas yi ak mbaam yi spécifiquement am na un arrêté interministériel boo xam ne moo leen di protéger pour yi bañ leen dal mais boo gisee image yi day jëm si mbirum application maanaam ay textes yi fu nekk mais duñ ko appliquer donc pour toujours toog si mbirum mbaam bi boo gisee problème bi mooy affaire bi dafa diis fu mu nekk ni boo doon wàññi lu nekk si ko mbaam bi mat na 1 tonne alors que am na règlement boo xam ne dafa ne mbaam waroo ko saf lu ëpp 500 kilos. waaw gis nga. voilà donc fii presque 2 fois plus lañ ko chargé. 2 fois plus lañ ko chargé te mbaam yi ngay gis seen poids bu bëree ba bëri 120 kilos la. donc moo tax kii bu xëyee basculer rek dafay jóg parce que imagine loo xam ne 120 kilos ngay peser. ñu yepp la 1 tonne ne la diri ko. donc day dem si problème mu ay règlement yoo xam ne mi ngi fi waaye application bi dafa des donc loolu xam naa mën nañ ci dellu après si biir waxtaan bi. boo xoolee ñaari image yi si topp. kii di dóor fas bi ak ndaw si nga xam ne dafa jël mbaamam di ko traité bu baax. donc loolu dafay wane loo xam ne mooy. manque compassion maanaam ñàkk yërmande ak ñàkk xëy na xam-xam parce que jur gi da nga koy tàggat ba loo bëgg mu def ko mën na ko def te du soxla nga dóor ko donc loolu la ndaw si ñu mujjee wane loolu la doon démontrer donc loolu aussi xam naa nañ ci dugg après si solution pour yi bañ di mën a am maanaam nan ngay mën di jëflante kooku jur bi muy liggéey bu nga ko bëgg sant te doo ko dóor wala doo ko dóor yenn dóor yu métti yi ak nan aussi la ñuy tàggatee niñ te yee leen pour ñuy am yërmande si jur gi tabarakallah donc docteur Mactar Seck day yéen ONG Brooke ngeen nekk fii Dakar dafa mel ni kon ci loolu ngeen nekk di liggéey ban yëg-yëg moo taxoon ki nga xam ni moo sanc ONG bi ne xaaral ma jóg toppatoo mala yi waaw jërëjëf imam xam nga ONG bi yàgg na ONG bi 1934 lañ ko sanc mais ay anglais ñoo ko sancoon fële si Égypte après nag muy law di law ba léegi mu ngi si lu mat fukki dëkk ak ñeent si àdduna bi donc booy xool moom benn jigéen la boo xam ne dafa nekkoon foofu jëkkëram benn ancien militaire la woon bu doon nekkoon si guerre mondiale bi après première guerre mondiale bi fas yi nga xam ne moom la ñu doon yóbbu pour ñuy xeex si guerre bi après ñu ñëw delloo si leen si dëkk mi abandonné leen ñuy taxawaalu léegi ndaw si gis loolu ne fas yi nga xam ne moom la nit ñi doon jël di dem si xare ba am si ndam bu ñu ñëwee au moins waroon nañ leen toppatoo donc mu teg foofu benn hôpital pour di toppatoo fas yooyu di leen jox ñu lekk di leen faj ak yooyu hôpital pour toppatoo mala yi voilà donc foofu la mbir bi jógee mais léegi nag muy law di dem si pratiquement les 4 continents si àdduna bi ba pare philosophie bu njëkk bi boo xam ne gis jur boo xam ne day torox rek nga ñëw toppatoo ko dafa dem ba dépasser philosophie boobu parce que dafa dem si philosophie boo xam ne maanaam ay aspects socio-économiques maanaam jur gi du yërëm ko rek moo tax nit ñi di yëngu mais parce que dafay dimbale si nit ñi si seen koom ak seen yenn activités socioculturelles yoo xam ne boo jëlee loolu ëmb kook activités yi nga xam ne da nga koy def pour aar leen sàmm leen dindi métti bu ñu leen def wala toroxla bu ñu leen def léegi loolu yëpp moo ëmb philosophie Brooke fu mu nekk nii tabarakallah en tout cas soxla nañ ko trop am na réew yu bëri yoo xam ni ñu ngi góorgóorlu bu baax avancé nañ bu baax ci toppatoo mala jox àqam ak yelleefam wante am na yeneen réew yoo xam ni xaw nañ ci sàggan Sénégal moom bokk na ci ñu ci sàggan moom vraiment
suñu leen doon jox score mën na am mën na am ñu xaw a jege 0 de en tout cas dana ko jege bu ko defee dinañ ñëwaat nag ci est-ce que am na ay loi yu fi nekk wala dañ ko appliqué wul. Fatima Djibril Ba yow tam gis nga reportage bi. ban yëg-yëg nga ci am est-ce que doomu aadama moo lëndëm ba mel nii lu baax feeñ na fi métti tam feeñ na fi. waa kay imam reportage bi ku ko gis rek sa dana am lu bëri lu mu def si yow surtout ki nga xamante ne dafa yeb lu bëree bëri ci kaw fas wi non mbaan bi parce que nekk na loo xamante lu diis lu metti la boo koy seetaan da ngay sentir ne vraiment metti na lool teg na ko loo xamante ne wax dëgg yàlla boo koy xoolee da ngay xam ne li yenuwul maanaam si logique rek nangu ko te man dama foog ne li nga wax sànq rek dafa am si dëkk bi nit ñi dëkk bi Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne ay nit ñu baax ñoo fi nekk ay boroomi xam-xam ñoo fi nekk ay jàngalekat ñoo fi nekk mais nag xawma lu tax nit ñi mënuñu topp seeni pas te ni ma ko waxee woon sànq si commencement bi mala yi tamit si société bi lañ bokk yàlla buur bi tabaaraka wa taala dafa sàkk nit sàkk ay mala aussi boole leen daanaka ñun mënuñu dem sans ñoom parce que lu bëri si suñu dund il faut ñoom ñu participer si suñuy dund donc moo tax it yàlla jàngal ñu ci alquran lu bële lu jëm si wàllu mala yi boo xoolee am na ay saar yoo xamante ne turu mala yi lañ leen tuddee suratul baqara ci la bokk suratul namli ci la bokk ak yeneen waaye tamit jàngal na ci tamit seeni njëriñ waaye tamit ñu nit nan la ñu war a jëfandikoo ak mala yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw firndeel loolu lii nii bu ma ko xoolee léegi rek sama xel dafa dem si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu doon wax ak Sayda Aïcha gis mu ngi yéegoon ci fas bi xaw koo dóor tuuti Yonent bi ne ko soxna Aïcha radiyallahu anha alayhi salaatu wasalaam naam léegi nag mu ne ko alayki bi rifqi laa yakunu fi cheyin illa zaanahu wala yanza min cheyin illa shaanahu mu ne ko Sayda Aïcha na nga oyofal jëmale ci mala mi nga xamante ne fépp foo xamante nit rafetal na jëm ci moom rek du def lu dul taaral ko waaye fu mu jógee rek du def lu dul ñaawal ko moo tax nag lii nekk na loo xamante ne lu ñaaw la li ñuy métitlu la parce que mala yi kon loolu yéen sallam mi ngi ko wax soxna Aïcha te mala moo tax mu yedd ko ci loolu mala moo taxoon mu yedd ko ci loolu te xam nañ ne lépp lu ñu defoon rek dafa nekk njàngale boo xamante ne ñun dañ cee war a tirer leçon ndaxte yàlla dafa wax ne nañ jàngee si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit ñu war a xam ne mala yi tamit dañoo am yëg-yëg comme nit ñi ni ñu amee yëg-yëg da ngay gis koo xamante ne comme soxna si nga gis ne mu ngi toppatoo mbaam bi mu ne si la ñuy dundee moom si étude am jàngam yëpp si la ko wékk nga gis ne loolu tamit nekk na beneen aspect loolu rek waroon na tax ñu yërëm leen kon nag ñu xam ne mala yi dafa am yëg dañoo am ay yëg-yëg dañ leen war a toppatoo yàlla jàngale na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi jàngale na ko yàlla gannaaw bu mu ko digalee ndaxte tout le temps mu ngi wax ne na ngeen rafetal yàlla dafa bëgg ñi nga xamante ne dañuy rafetal te yërmaande tamit dafa war a bokk suñu diggante ak mala yi parce que bu amul yërmaande rek day indi beneen problème boo xamante ne day dox foofu xam naa si kanam incha allah danañ gën a développé si wàllu diine lu muy teg daan yi nga xamante ne ñu ngi koy jëflante ak mala yi si côté boo xamante ne bu négatif la incha allah tabarakallah gis nañu déjà benn jàngale bu am solo boo indi boo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko jàngal soxnaam xam nga bu fekkoon dafa romb kenn nii sax ne sama yoon newu ci mais soxnaam ci boppam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko bëgg a moytuloo àqu mala ne ko na nga ci def rafetal na nga ci lewet na nga ci def woyefal kon loolu comme ni nga ko waxee soxna Fatima bu ñu bëggee roy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam du rek ci julli woor ak yooyu waaye itam dañ koy roy ci nam doon jàngalee suñu diggante ak mala kon loolu dina ci gën a ñëw ci waxtaane ko am na tam point boo wax bu attiré sama attention bu am solo li nga wax mbiru yëg-yëg yi dëgg la nit ñi du ñu mën a am lay ci kanamu loi bi duñ mën a am lay tamit ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala parce que xam nañu ne mala day am yëg-yëg la preuve mooy kiy dóor gis nga ki ñu gis sànq mu dóor fas bi mais su ko wóoroon ne fas bi du metti su dóoree kon du ko dóor bi rek mooy wane ne xam na ni mala am na yëg-yëg kon kooku xam nga kooku même bu li ñuy wax ay aliwam dafa gàtt ak dafa jàngul ak yooyu du am lay de parce que appréciation directe
bi nit am mooy xam ne mala day am douleur moo tax mu dóor ko ngàddaat ko dóoraat ko pour gën a mettil kon nit ñi amuñu droit di def lu leen neex bëgg ko teg ci ne dama xamul woon parce que boo dóoree da ngaa xam ne dóor bi day wàññi dara bu la waroon ne miir ngay dóor doo ko dóor dama kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la en même temps ku nekk si ñun gis na ko boo rombee mala boo xam ne dafa féex dañ koo féexal da nga koy sentir ci moom boo xoolee bët yi xool na muy taxawee da ngay xam ne kii am na jàmm kon wax dëgg yàlla fan yi rek man sama koñ nii am na benn xaj bu ndaw xaw ma fan la jógee rek ñëw ci koñ bi foofu commencé nekk ci koñ bi foofu mais ñëpp di ko sonal ñii di ko sànni ay xeer et cetera muus yi sax dañ ko doon dàq xaj bu ndaw la yéen tey xaj yu mag romb fa màtt ko affaire bi metti ma trop ba fan yi ma koy toppatoo di ko toppatoo ba laaj benn waay bu nekk à côté ma ne ko mais xaj bu ndaw bu doon gis fan yi yëpp nii muy jooy fii rek di mbaw mu ne ma xaj boobu kay ñëpp ko doon sonal fii nit ñi di ko sànni ay xeer et cetera ma ne ko mais anamu maa ngi ragal nag mu ne ma dafa faatu mu ne ma xaj bi daal benn koo xam ne la du sénégalais ku dëkk foofu ci suñu bâtiment bi moo ko romb mu neex ko mu jël ko yóbbu ko ci këram mu ne ma léegi xaj bi la ko soppeeku mu ne ma dem na ci kaw ma ne ko alhamdulilah sant yàlla kon nit xam na bu baax luy may jàmm mala xam na bu baax tam luy mettital mala kon nag am lay du yomb de kon nag mu des rek ñu teg ko ci yoon tabarakallah kon nag léegi loolu moo doon suñu waxtaan bu njëkk ci ubbeeku reportage bi ak commentaire yu am solo yi ngeen ci def ma delluwaat ci xarala bi après ñu ñëwaat nag dugg ci faram-fàcce bi. Sara. alhamdulilah rabbil alamin docteur Mactar Seck comme yéen seen xam-xam dafa màcc jëm ci toppatoo mala nekkinam di ko xool di gëstu ci wàllu science xam naa bokk na ci science yi gën a noble tamit mooy di toppatoo mala te ci loolu ngeen nekk léegi yéen seen gëstu fan la toll ci xamle ne mala mi ngi ci jàmm xam nga dañuy wax bien-être animal di wax maltraitance animale mais yéen yan nattukaay ngeen am yoo xam ne pour yéen charte yi bu dajee yow sa gëstu ak waa Brooke ak yéen borom xam-xam yi ci wàllu boobu mën ngeen ñu wax ni pour ñun ñu mën a comprendre ne lii ak lii ak lii bu dajee bu teewee mën nañu wax ne mala bi am na jàmm wala bu teewul ñu ne mala bi amul jàmm. waaw jërëjëf imam question bi am na solo trop xam nga àdduna bi dafa am benn organisation bu ñuy wax OIE maanaam mooy organisation mondiale de la santé animale comme ni ko OMS nekkee si nit yi. tabaraka loolu am na kon. am na waaw tabaraka la te yàgg na parce que presque depuis un siècle mu ngi exister. donc ñoom ñoo ñëw tënk mbir mi ne àdduna bi yëpp nit lii la war considérer que mooy bien-être animal maanaam pour que ñu wormaal jur yi dañu war am juróomi matuwaay. juróomi matuwaay. waaw d'accord. te juróomi matuwaay boo koy xoolee compliqué wul. bu njëkk bi mooy nay lekk nay naan. nay lekk lay naan d'accord. waaw xam nga loolu xel yëpp mën nañ ko jàpp. wax dëgg yàlla. beneen bi mooy bu mu feebar bu mu am ay gaañu wala leneen lu koy métti sa yaram bi. waaw. beneen bi mooy waroo ko teg tiit ak fitna. xam nga comme fas bii ñëw ne léegi waa ji di dóor. fas boobu bu toogul ba gisul waa ji sax mu ngi si fitna. wala fa mu gis nit di jege si mu tiit. parce que day naan dóor yi mooy ñëw. voilà beneen bi mooy. nam lu ñuy wax confort physique et thermique maanaam nam dëkkuwaay. xam nga femme bi ñëw ne sànq boo gisee fas yu si gannaaw ñu ngi am mbaar. waaw dëkkuwaay rek mooy mu bañ nekk si naaj beeg taw beeg ay yu demee noonu. te xale bu jigéen bi yore Lora. moom nee na mbaam bi da koy bàyyi ci ker. voilà buy noppalu ci ker la koy bàyyi. voilà loolu rek mooy dëkkuwaay loolu la ñuy wax si dëkkuwaay. kenn waxul nga jël ko dugal ko si kër wala si néeg. d'accord voilà donc nam la strict minimum. mooy ñeenteel bi waaw mooy ñeenteel bi bu ci mujj mooy comportement naturel. xam nga jur yi. dañu am vie sociale. maanaam boo ñëwee fekkoon leen dañuy jëflante seen biir comme ni nit ñi di jëflante. donc boo jëlee jur isolé ko. gisul moromam dafa mel ni comme nit boo jël rek tëj ko si benn chambre prison gisul kenn. donc yooyu rek la ñu wax ne boo ko matalee mën nañ considérer que wormal nga mala bi. waaw donc loolu mooy bien-être animal si tënk boo xam ne ñëpp mën nañ ko comprendre. d'accord waaw kon juróom yooyu mooy critères yi mooy nattukaay yi nga xam ne mooy nattukaay yi waaw ci la ñuy xamee ni mala bi wormaal nañ ko. jàmmal nañ ko. waaw kon responsabilité doomu aadama dugg na ba mu xamee loolu. war ko jëfe ku ko xamul woon tam ñu xamal la ko. mais léegi docteur Mactar Seck ma bëgg la laaj léegi comme yow
sa liggéey mi ngi jëm ci Sénégal ak yeneen dëkk yu jege Sénégal nga xam ne yéen ONG Brooke Afrique de l'Ouest moom ngeen di toppatoo. léegi ci li nga jot a xam ci Sénégal ak yeneen dëkk yooyu ngeen di toppatoo juróomi nattukaay yi 5 critères yi est-ce que mat na pour bañ a pour peut-être bañ a sori trop ñu jël kaawu Sénégal est-ce que jàpp ngeen ne Sénégal matal na juróomi wala ñaari la matal wala benn bi la matal loo ñu mën a indil ci wàll boobu. bon loolu pour nga mën si tontu foog nga def foog nga différencier maanaam foog nga jël mala yi. nga différencier leen maanaam mala yëpp bokkuñ ni ñu leen di traité Sénégal. d'accord. d'accord boo jëlee ni ñuy traité fas bokkul ak ni ñuy traité mbaam bokkul ak. boo jëlee borom fas borom xar bi. waaw. wala borom nag bi. kooku daanaka jarul sax nga koy wax affaire warmalal sa jur. xam nga fii pratiquement kër boo dugg di nga fa fekk xar. xar boo dugg di nga fekk mu nekk si mbaar di nga fekk ñu teg fa ndox di nga fekk ñu teg fa. kii te doo gis ñu koy dóor. waaw ngooñ ak lépp a nga fa. waaw donc généralement. xar moom am na chance tuuti par rapport. xar am na tuuti chance. surtout boo nekkee laadum. waaw même yeneen jur yi. ñii yor ay xaj seen kër. wala ñii yor ay pigeon ak affaire yëpp. nit ñi ñu ngi siy góorgóorlu. dëgg la mais lu ñuy wax le parent pauvre ñu torox mooy fas ak mbaam. parce que ñooñu nit ki tegu leen foofu pour leen di yar daf leen di utiliser pour di leen liggéeyloo pour ñu koy génneel xaalis. donc ñooñu boo xoolee ñoom ñooy les parents pauvres maanaam ñoom ñoo gën torox si. animaux domestiques yi ñu yor fii fas ak mbaam waaw. te pourtant ñooy ëpp li ñuy liggéeyal nit. waaw xam na doy waar. mais xam nga bu dee xar bi. wala nag bi waa ji maanaam day def lien direct. entre nu mu koy wormalee. ak koomam par exemple boo yoree xar da nga naan bu lekkul naanul du duuf. du ma ko mën jaay prix. wala du ma ko bu ma jour may dem ba di ko saxla ko di ko rey du ma ci am dara. donc nit ñi dañuy xalaatee noonu. donc moo tax jaru nga leen di wax ñaari yoon sa xar jox ko mu lekk jox ko mu naan dañ koy def naturellement. mais bu dee fas wala mbaam day mel ni par exemple rek ku yor sa clando. donc yow. ñu si gën bari lu leen di intéressé mooy naa dawal di encaisse sama xaalis. mais xalaatoo ne. nooy gën di organes yi day yàqu bu paanee nag nga doog ut beneen pexe. donc boo xoolee fas yi ak mbaam yi pratiquement ñooy jouer rôle clando lu muy jouer si transport en commun bi. xam boo jëlee bus Sotrac bi. boobu dafay am ay heures yu muy daw heures yu muy wàcc parce que dañu naan foog ñu maintenir organes yi foog oto bi gudd fan ak affaire yooyu mais bu dee clando nga yor par exemple da ngay daw rek boo demee ba sonn nga ut benn sirumaan jox ko ne ko continuel donc fas ak mbaam yi boo xoolee noonu lañ leen di traité maanaam appât du gain ñàkk doylu yu si gën bari moo leen yóbbee situation bi nekk waa ji day naan bu ma dawee 8 heures ba 10 heures mën naa ci am 5000 francs xaar ma yokkaat pour am 7000 francs wala 8000 francs donc loolu mooy le fond du problème pour man. ba nga xam ne duñu noppalu. voilà duñu leen jox lu doy ñu lekk. nañu indi rek tuuti koom daal. waaw Fatima Djibril Ba xam nga docteur Makhtar Seck dafa indi ay critères scientifiques. wax ne juróom yi yaa ngi ko doon suivre. bu dajee ñoom dañuy jàpp ne kon charte yi daje na pour ñu mën a wax ni fii ñu ngi fii jàmmal ñu ngi fii wormaal mala. daanaka tey réew moo dem rek tey ñoom bu leen neexoon tey ñu dem indi ay noté comme tey ñu ñuy wax ay doing business ak yeneen mën nañ dem dëkk bu nekk di fa noté. nan la dëkk boobu di toppatoowee ay mala ci juróomi charte yooyu. léegi yow ci l'islam xam-xam bi nga xam ni docteur Makhtar Seck indi na ko. indi 5 critères yooyu. xam-xam boobu nan la ko islam mën a jëriñoo est-ce que islam danaan loolu daal ñoom Makhtar Seck ñoom ay vétérinaire lañ ñooy toppatoo seen mbir man li ma amoon solo mooy ay alquran hadis wala est-ce que yow am nga loo mën a lëkkale diggante sa gëstu ci textu l'islam yi. ak nattukaay yooyu nga xam ni scientifique bi indi na ko. waaw imam nattukaay yooyu islam moo ko njëkk a teg. ndaxte loo gis rek. dafa am ay xuquuq ak ay waajibaat li nga xamante ne ay devoir la ak li nga xamante ne moom mooy ay droit yi nga xamante ne waaw war na nit ki war na ko am wala mala bi war na ko am ndaxte islam si boppam dafa jox mala bi ay droit yoo xamante ne war nañ ko koo jox bakkan la yore dafa am yëg-yëg aussi war nañ ko traité comme kii am bakkan niñ koy traité
nit kenn mënul supporter nga teg ko ci naaj bu tàng nga bàyyi ko foofu kenn mënul supporter toog lekkul naanut day metti lool sakantuma nag jur bi nga xamante ne yaa ngi ko yore di ko jëfandikoo di ci liggéey di ci tëdd ndaxte ñu bare ñu ngi fii ci seen jur yi la ñuy teddee par exemple ñi nga xamante ne ñu ngi ci tool yi da ngay gis koo xamante ne yaa ngi bay sa tool jur bee lay jàppale liggéey bu métti bi yëpp moo koy def nga pare jël dugub bi jaay ngooñ bi sax am na ñoo xamante ne dañ koy jël jaayaale ko fàtte seeni jur te loolu islam da koo tere parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tout le temps lu muy jàngale mooy ñu yërmanante suñu biir bañ na ko ba wax na ne man laa yarham laa yurham képp koo xamante ne du am yërmande soit si nit ñi wala si mala yi yàlla du la yërëm. kon soxna Djibril Fatima Djibril Ba xam nga kon bi nga mujjee wax ku dul yërëmee yàlla du la yërëm kon da nga jàpp ne kon yërmande boobu day laalaale mala du rek yërmande diggante nit ak nit non kon loolu day fekk sa critère bi nga xam ne moom indi na ko sànq doon wax ne dañ ko war a jàmmal may ko mu féex bañ a tiit bañ a jaaxle léegi nag kon soo jëlee yeneen critères yi lan nga ma fa mën a indi par exemple jëlal critère bu mu indi woon wax ne dafa war a lekk naan normal dafa war bu feebaree ñu faj ko beneen am dëkkuwaay est-ce que yooyu am nga ay texte ci l'islam yow am nga ci alquran am na ay hadith yoo xam ni wala ci fiqh loo xam ne mën nga ñu ko baaxee ci critères yooyu parce que sànq da nga wax loo xam ni man mën naa ko dégg mais benn nit simple nii mën na wax ne ah soxna si dafa wax rek mais lan mooy prouver que ni islam dafa wax nañ toppatoo mala très clairement waaw islam da ko wax si fiqh sax am na benn téere bu ñuy wax kitaab fi fiqhil islam am na benn buntu boo xamante ne nan lañ ko tuddee mooy an nafaqatu al waajiba lil xaywaan dépense boo xamante ne dafa war pour li nga xamante ne moom mooy jur bi yàlla tabaraka wa taala wax na ci alquranul karim awalam yaraw anna nasuuqul maa ila al ardi al juruzi fa naxruju bihi zar'an taakulu minhu an'aamuhum wa anfusuhum afala yabsurun yàlla dafa wàccee ndox mu naatal suuf si ñu am ay gàncax nit ñi di ci lekk waaye tamit jur gi dañ cee am seeni wàll te aussi ba tey am na yeneen aaya yoo xamante ne yàlla daf ci wax ne maa ngi wàccee ndox mi di saxal gàncax gi pour ngeen dund ci waaye tamit ngeen ciy dundal seeni mala yi kon seeni mala yi waaw donc nga gis ne yàlla sax tudd na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus na dem ci Medina ñu ne am benn giléem bu ñëw di ko jooytul di boole borom gis nga sànq ba ma gisee fas bi dama wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi nekkoon ba tey moom it dana dem boole ji bu mu ñëwee Yonent bi nee na kan moom laajte boromu gëléem bi ñu won ko mu ne ko na nga ragal yàlla ci gëléem bi ndaxte ñëw na si man di la boole di naqarlu jëf bi nga koy jëf métit bi nga koy métital na ngeen xam ne lii di ngeen war a am yërmaande ci li nga xamante ne moom mooy mala yi waaye tamit ngeen jox leen seeni àq te nag nekkul ci benn place la ko waxee na ko ci ay place yu bëree bëri ci ay contexte aussi yu wuute la kon nag ñu xam ne islam moo njëkk a jox mala àqam te ñu ngi koy jàngale dama ne rek xanaa peut-être am na ñoo xamante ne dañoo yaakaar ne mala yi amuñu droit mais mala yi aussi am nañu droit peut-être buñ ko jàngee wala ñu déglu ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xam yi wala ñi nga xamante ne comme ñoom genre docteurs yi danañ gën a xam mala yi am nañu droit te dañ leen war a jox seeni droit te aussi nu mu amee daan diggante nit ak nit bu ñu tooñantee wala nga def ko lu ko naqari noonu aussi la amee daan ndaxte yàlla tabaaraka wa taala moo leen sàkk comme ni ñu sàqee am na benn xadis bi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon nettali saxaaba yi si jigéen bi nga xamante ne dugg na safara lan moo ko fa dugal mooy toroxal muus jàpp muus bi tëj ko fenn joxu ko mu lekk joxu ko mu naan loolu kese moo tax moom mu dugg safara donc imagine loolu nu mu réyee si yàlla surtout nag li nga xamante ne moom mooy fas bi nga xamante ne mu ngi lay liggéeyal wala maam bi nga xamante ne mu ngi koy liggéeyal donc noonu nan la war a toll parce que déjà mu ngi lay indi revenu non seulement mais aussi toppatoo woo ko ndax loolu mais aussi nga koy gën a toroxal wala nga koy dóor di ko mettital loolu tamit lu rëy la nit ki bu ko yëgul tamit lu rëy la fa yàlla oustaz tabarakallah kon soxna Fatima Djibril Ba indil nga ñu kon ay texte ay ayat xam naa da nga ci bañ a sori trop ndax temps bi daal ay alquran ay hadith yu sallam am na lu frappé sama esprit tamit li nga wax ci le droit islamique nga ne am na benn rubrique sax boo xam ne
dañ ko tuddee les dépenses pour la prise en charge des animaux nekk loolu yëpp mi ngi ci biir droit islamique xam nga ñun fii lu ñu miin fiq moom boo waxee rek xam nga lu ñuy wax boo juumee julli noo koy lijjanteeg est-ce que ndox bi sell na pour waaw kay xam nga foofu sax bëggoon naa faa dugg imam ndaxte ñun dañuy wax Sénégal ñu ëpp lu ëpp 90% ay jullit lañu waaw au moins 95%. waaw mais est-ce que ñun ñu ngi jëfe li nga xamante ne moom mooy jullit noonu la war a jëfee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale xam nga dañuy wax ne yàlla da koo tàggee mooy jikko yu baax mais jikko yu baax yooyu noonu lépp loo xamante ne xam nga islam dafa am ñaari pàcc mooy ibadat di jaamu yàlla yi ak muamalat jëflante yi nag mala yi aussi day dugg ci biir jëflante bu ñuy deflante suñu biir ak jëflante bu ñuy jëflante ak mala yi moo tax sànq ma ne la oustaz émission bi am na solo torop ndaxte ñun lu gën a bari ci émission yi ñuy def surtout émission diine yi julli woor aji ci yooyu la ñuy mais am na solo lool mais nag aussi lii nga xamante ne moom mooy muamalaat di jëflante yi lu amati solo la ndax daf koy accompagner ndaxte Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy jàngal ci benn xadis ni koo xamante ne ñëw na yowmal qiyaamati julleem baax na wooram baax na ajam baax na daanaka macha allah mais nag mu dem bay dugg aljana ñu ne ko xaaral tooñoon nga diw dóoroon nga diw saagawoon nga diw donc ñu gis ne muamalaat li nga xamante ne moom mooy jëflante lu am solo la ci li nga xamante ne moom mooy diine islam te dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax parce que nit ki jullit laa rek maa ngi julli di woor di aji màkk donc lu ma neex def aussi loolu sa jullite day des bu baax a baax yàlla bu mu doon tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko ju baax la ko taggee jikko ju baax nag gis nga ba tey dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla ndax nit ki mun nga baax te doo jaamu yàlla waaye tamit mun nga bon di jaamu yàlla kon nag ñu xam ne ñaar yooyu nekk na ñaar yoo xamante ne dañ ko war a boole suñu njullite mën a baax oustaz tabarakallah kon vraiment relation yi war a am diggante nit ak mala kon ndeke bokk na bu baax ci jàngale l'islam kon xëy na dañ koo réeree wala boog ñu xam ko sàggane ko ba loolu moo ñu indil des fois nga gis Sénégal ay ñoo xam ni dañu jàpp ne di wormaal mala yëfu tubaab la tubaab yi ñoom dañuy perdre seen temps rek nekk di toppatoo ay fas am na sax benn comédien bu ma fàttewul boo xam ne am na ay temps siiwoon na mu doon wax ne dëkk tubaab yi nekk fa fas moo gën nekk nit ci suñu réew yi fii waaw mu nekk wax boo xam ne bu xaw a doy waar la gaa mais quand même ñëpp xam nañ li mu ci jublu toppatoo bi la bëggoon wax mu ne nekk fas foofu nan lay toppatooye moo gën ni ñuy bàyyee nit fii ci suñu pays africain yi kon ndeke loolu du mbiru l'islam mais jullit yi xamul l'islam wala doon ko appliquer mooy def loolu ak tam li may faral di wax mooy tubaab dafa xam lu baax di ko def ñun nag ñu ne yëfu tubaab la fàtte ne dafa baax kon nag loolu moo ñu indi des fois problème léegi docteur Makhtar Seck léegi façon métital mala yi xam nga sànq indil nga ñu benn argument scientifique bu am solo loolu moo tax toujours day am différence entre gëstukat ak ki nga xam ni day xalaat di wax li nga wax ni daanaka fas ak mala fas ak mbaam mooy ñaari xeetu mala yi ñuy gën a métital ci Sénégal tabaarkallah xam naa loolu seen gëstu yi seen enquête yi moo leen ko may ngeen xam ko bu dee sama genre yi ñun dañuy wax rek di sànni léegi nag suñu basé woo ci loolu lan nga ñu mën a indil ci yan xeetu métital la ñuy teg fas ak mbaam ci Sénégal. waaw jërëjëf imam booy seetoo façon métital yi image yi ñu gis sànq wane na ko bu si njëkk bi mooy surcharge maanaam sëf la loo xam ne antanoo ko d'accord beneen bu si topp mooy liggéey loobu dogguma la foofu mais sànq bi ñu gisee xale yooyu yore woon mbaam bi ñu surchargé ko léegi man dafa am koo xam ni daf ci waxtaan ak man ci WhatsApp ma won ko image bi mu ne ma imam ñii xale yi dañ leen war a yaraat parce que defuñu différence entre volume et poids ma ne ko lu tax nga ko mu ne pour ñoom butéel yu ndaw la gurdu yu ndaw pour ñoom lu mu bari ay gurdu yu ndaw la rek du diis ma ne ko man yàlla xam ne ni jotuma nag réfléchir ci loolu est-ce que loolu tam problème bi mooy teew tudd nga affaire surcharge mais est-ce que ñiy def surcharge ils sont vraiment conscients que ni lii surcharge la wala loi moo leen war a wax ni lii mooy surcharge imam ñoom xam nañ bu baax loolu lii ñu ko yëpp xam nañ ni muy peser bidon ndox bi ñoom ñoo koy root yenn ko teg ko ci kaw mbaam bi xam nañ ni muy peser te non seulement wax nga dëgg mais xam nga aussi wolof dafa ni
bët yanul waaye xam na lu bopp antan. non lay am lay dina jafe de. voilà am lay dina jafe moom. donc loolu ñoom xam nañ ne. xam nañ ko lii ñu siy teg gis nga te boo xoolee mooy li ñuy wax encore ça fait règlement dina dem ba ñëw donc ñoom non seulement dañu teg loo xam ne dafa ëpp. mais dafa am lu règlement bi dox dimensionnement de la charge. maanaam. dafa war a yem si kaw charrette bi yow boo xoolee image bi dañu takk si wetu charrette bi. dañu teg si kaw ba amatuñ fu ñu teg. ñu teg si wet bi. à gauche à droite wet bu nekk def nañ fa lu mat 10. bu nekk def nañ fa 5. en tout muy 10 bidon. donc si wet yi rek lu fa nekk mën na 250 kilos. waaw donc ñoom xam nañ ne dafa 10. mais comme li ñuy wax ñàkk doylo bi. appât du gain mooy gën tax ñuy am comportement yooyu. kon fàtte nañ naufrage Joola déjà ñun Sénégal. non nañu yëpp nu muy gën bari mais gën fayeeku voilà donc ñoom noonu la ñuy raisonner. luy xew na xew mais après. voilà deuxièmement mooy liggéey bu ëpp. donc maanaam loo xam ne xam nga même fii règlement bi. dafa ne fas dafa war liggéey maanaam genn wàllu journée. d'accord maanaam boo xëy suba liggéey ba 13h nga tekki xaar ba le lendemain. oui. wala bu fekkee da nga bëgg liggéey suba liggéey ngoon nga yor ñaari fas bii di xëy bii di gont. loolu moo nekk ci règlement yi. moo nekk ci règlement bi. xam nga parce que kii bind règlement bi xam na ne fas mënul xëy di liggéey suba ba jant so. waaw mais donc ñàkk respect moo waral loolu donc deuxième méthode bi mooy liggéeyloo bu bari bu jéggi dayoo. waaw troisième bi mooy lu ñuy wax coup et maltraitance mooy waa ji ngay gis mu jàpp di xàcc di dóor. voilà donc ñetti métit yooyu daal. ñoo gën am solo si lu ñuy teg fas ak mbaam mi. d'accord. am na benn métit boo xam ne nag bon métit indirect la loolu surtout si mbaam yi la. mbaam bu feebaree. ñu bari duñ ko faj. moom laa doon bëgg a laaj. dañuy naan mbaam la rek. ndeysaan. voilà. ñuy mu am ay góom. boo amee góom dañuy naan mbaam la voilà méttiwul garaawul mbaam la. donc kooku moom mooy beneen métit boo xam ne loolu moom presque dafa spécifique si mbaam. parce que fas yi nu gars yi di soxor nu gars yi di kii bu feebaree ñu xam ne dama war ñàkk sam fas dañuy yóbbu faji. dañuy yóbbu vétérinaire. mais bu dee mbaam dañu naan naa bàyyi dina waral boppam wala lii mbaam la garaaw. mbaam la mën na supporter. voilà donc mbaam aussi fas ak mbaam ñoo gën torox waaye mbaam moom moo gën torox ñëpp. moo gën torox ñëpp. voilà. waaw kon docteur wax nga yooyu mooy xeetu métital yi nga xam ni moom la ñuy teg fas ak mbaam. léegi Fatima Djibril Ba li nga dégg docteur Makhtar Seck wax ko donc xeeti métital yooyu surcharge bi ak nu mu tuddati dóor bi troisième bi lanti la encore. liggéey bu di ko liggéeyloo trop. waaw ak mu feebar ñu bañ koo faj. je crois que sax tamit mën nañ ci boolewaale des fois am na lu ñuy daaj ci seen tànk yi xëy na des fois ni ñu koy daajee du jaar yoon tànk bi dina ceeg yooyu wala loolu bëriwul trop. waaw mais loolu xam nga nit ki du ko tey xëy na dafa dul xam nu mu ko defee. d'accord maanaam moo mel ni waa ju ñëw naan day piqûre jur bi rek piqûre bi xaw mooy. d'accord c'est vrai donc loolu c'est pas volontaire daal d'accord très bien d'accord léegi Fatima Djibril yow li nga dégg docteur Makhtar Seck wax ko yow loolu noo koy indee ci jàngatul islam xeetu métital yooyu. est-ce que am nga ay textes yu ci wax wala ay ulama yoo xam ne wax nañ ci affaire surcharge est-ce que yoonu l'islam a ngi ci wala loolu nit ñoo war am xel rek def ko. waaw yoonu l'islam mu ngi ci ndaxte jamono yi nga xamante ne dañ doon tukki ci fas yi ak gëléem yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ne bu leen jàpp seen fas yi wala seen jur yi. mu nekk place yoo xamante ne toogukaay la. boo ko waree bu mu egg fu mu la war a yóbbu na nga ko wàcc mais bu ci toog ngay waxtaan. wala nga toog ci di ci noppalu. mbaa nga ëppal ci toog bi même boo ciy war di ci tukki sax danga war a dem ba si kanam nga wàcc bàyyi ko mu noppalu jox ko mu lekk mu naan mu noppalu aussi ngeen continuer tere woon na ko am na feneen fu mu wax ne dafa doon dox ba gis koo xamante ne dafa jël fasam ñaas ko si kanamam mu ne ko awama balaghakum anni qad la antu man wasama albahima fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha
xanaa yow yéegoo wala eggul si yow ne man Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb naa képp koo xamante ne ñaas na li nga xamante ne moom mooy jur si kanamam mbaa mu dóor ko si kanamam. rëbb naa la rëbb na la wax rëbb lu foor la de. rëbb lu foor la rëbb Yonent bi waxul sib naa waxul bëgguma waaye rëbb naa. rëbb la wax. ñoo xamante ne loolu lu foor la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne mu ngi koy def rëbb Yonent bi dana dal sa kaw te rëbb Yonent bi moom mooy ñàkk yërmandi. comme lu rëy la lu doy waar la. kon nag ñu xamante ne islaam tere na loolu te am na ay Qur'an buy wax ne wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin na ngeen rafetal ndax yàlla dafa bëgg ñuy rafetal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo dégraatal ne inna allaha amarakum bil ihsaani fi kulli shay. yàlla def leen digal ngeen di rafetal si lépp. donc rafetal ku koy def du def li nga xamante ne moom la docteur wax. rafetal ci lépp ëmbaale na lépp. te si wàllu faj mi. imam bu ñu demee ba charia islam daganal bu fekkee ne jur bi feebar na ba nga xamante ne feebar bi feebar bu metti la mu ngi ci yëg mettit bu ëpp nga ray ko ndax mu noppalu ñu xam ne islam dafa bëri yërmaande ci li nga xamante ne moom mooy jur. bu fekkee ne bi ñuy lekk la nga ray ko lekk bu fekkee tamit bi nga xamante ne dafay dund di liggéey gis nañ ne jox nga ko ki nga xamante baytu yi mooy ñiy faj mala yi. vétérinaire yi. nga yóbbu ko moom mu xool ne feebar bi kat du wér walla lii amuñu ci benn pexe. day sonn rek bu dundee aussi day souffrir rek. souffrance boobu noonu islam sax da koy bañ. ne kon nag nga fexe mu dee bu sedd moo gën nga koy bàyyi mu souffrir kon nag ñu gis ne mala bi ci boppam am na droit bu feebaree nga dem saytu ko. ak nu mu ni demee nga saytu ko nga xool bu fekkee ne góom bi ñuy faj la nga faj ko. bu fekkee ne feebar bi ñuy faj la ñu faj ko bu fekkee ne tamit gis nañ ne amatul benn pexe day souffrir rek te day ciy yàgg aussi. islam jox na la droit aussi nga yemale ko foofu xam naa ne peut-être docteur dana ci ñëw ci ñoom si wàllu scientifique nan lañ ko gisee mais islam moom noonu la ko gisee te gis naa ne loolu moo nekk loo xamante ne lu yenu maanaa comme que boo ko bàyyee foofu day souffrance boobu noonu islam da koy bañ kon nag ñu xam ne islam moom loolu la digle nanguut ñuy yeb fas yi lu ëpp wala lu metti ñu koy yàggal comme docteur lu mu ko wax parce que boo demee ba Yonent bi di wax ne bu leen di toog ci kaw fas ci kaw jur bi du yàgg mooy bu leen ko yeblu diis te aussi bu liggéeyee ba ci kanam nga xam ne heure bi kat jot na naa ko dindi mu noppalu nga bàyyi ko aussi loolu tamit droit am la te bu ñuy sàggane li nga xamante ne moom mooy droit parce que tout le temps day am conséquence ki soit mu nekk tey wala ëllëg ñun nag dafa bëri li nga xamante ne dañuy xam tey rek la ñuy xam mais xamuñu ëllëg comme olof da koy léeb di wax ne reer guddi la mais lu jar a sóor la kon nag nañu bàyyi xel ëllëg bu baax a baax parce que sànq tamit docteur mu ngi koy wax mala yi dañ leen jàppee comme kalandoo yi rek kon ça veut dire que ñun suñu intérêt rek la ñuy xool nit ki tout le temps intérêt am lay xool mais nag nañu bàyyi xel bu baax a baax dafa am loo xamante ne ñëwagul te dana ñëw tout et puis danañ ko fay bu baax kon nag loolu jar a bàyyi xel la bu ñuy jëflanteeg mala yi ñoo xam ne ñu jëflanteeg moom tabaarkalla kon Fatima ci wàllu par exemple boo jëlee surcharge bi loolu gis naa ni phénomène la boo xam ne bu siiw la boo jéggee tali bi léegi taxaw fii rek di nga gis sareet bu la romb def surcharge et cetera léegi ci point boobu en particulier par exemple est-ce que yow am nga dara ci l'islam am nga benn aaya wala benn xadis wala benn atte fiqh wala benn kilifa diine wala kilifa ci l'islam boo xam ni dañoo mësoon jël ay mesures di wax ne nañu natt ak yamale lu ñuy chargé mbaam yi wala gëléem yeeg yooyu. est-ce que am nga ci dara waaw jamono Umar ibn al-Khattab am na foo xamante ne mu ngi doon doxantu ba dem ci marché ba gis koo xamante ne mu ngi yeb fasam lu ëpp daanaka dem na ba xaw ko cee doo sax na ko li ngay teg mala bi lu tax nga teg ko ko. ah bon te Umar mooy xalifa bi. waaw moom moo nekkoon xalifa bi te nag oustaz comme ni ma koy waxee xam nga islam dafa yàgg bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy jur ci jamono xilaafa abbasiyin ñoom ñoo njëkkoon sax créé li nga xamante ne moom mooy hôpitaux yi nga xam ne dañuy faj jur gi. ndax moom dafa waroon fasam di dox ba gis benn xaj bu gaañu ñu bàyyi ko noonu si yoon bi mu wàcc fasam ñëw xool ko ne nañu fexe
defal leen place boo xamante ne foofu lañ leen di faje di leen toppatoo kon nag ñu gis ne islam da koo dàq aussi comme li ma la waxoon sànq rek yeneen bi moom tout le temps dafa doon jàngale ne nañu bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy juri ñu ragal ci yàlla donc yeneen bu demee bay wax ne nit ki ragalal yàlla ci diw si dara rek dafa nekk lu fort donc ndaxte dafa wax ne li nga xamante ni moom mooy bahaim yi di jur gi mënuñu wax donc bàyyi leen xel bu baax a baax te nag mu ne irkubuha saaliha wa fàttina contexte xadis bi waaye nag dafa ne na ngeen rafetal jëm si li nga xamante ni moom mooy jur gi ndaxte dafa am yëg-yëg bu baax macha allah. te li ngi wax sànq daf may fàttaliwaat li ma ubbee sànq waxtaan bi ci sëñ Saliou Mbacké xam nga li mu wax ne kii bu mënoon a wax mala bi bu mënoon a wax dana wax li koy metti ni bu mu gisee benn nag buy soox tànk bi soox bu metti kon ñëwaat na ci xadis boobu le fait que nga wax ne yéen sa dafa ne na ngeen moytu ñu muuma ñi loolu responsabilité bu rëy la mooy da ngeen war a jéem a jël seen place parce que mënuñu wax day yokk seen responsabilité au contraire ñun dañu jàpp ne comme mënta wax mën nañ koo toroxal da cee wax ne sax ittaqullah fi hadihi albahaim almujama irkabuha saaliha wa kuluha saaliha même boo leen koy lekk na ngeen rafetal lekk bi boo leen koy war na ngeen rafetal war bi boo leen koy liggéeyloo sax na ngeen ko rafetal donc nañu ragal yàlla donte mënuñu wax rek lu ñu neex def noonu mais dañu bàyyi xel ne mënuñu wax nag loolu moo war a gën a tax sax ñu bàyyi leen xel parce que bu mënoon wax dana wax ne fii mu ngi metti sonn naa mais puisque mënul wax loolu attirer sa attention mais comme mënul wax nag ça veut dire que ni c'est encore plus complexe, tu dois être plus vigilant. nga bàyyi xel bu baax dafa am commentaire boobu nga def ci loolu. waaw ma commencé fi mu mujjee nii rek parce que jur gi lenn rek moo leen wuteel ak ñun mooy du mënuñ jooy. mooy duñu jooy. waaye lépp lu nit di yëg si yaramam jur gi da koy yëg. muy physiquement méttit muy psychologiquement maanaam jaaxle wala tiit wala yooyu donc. amul benn différence mais boo seetee ba seet sax dañuy yuuxu. waaw dañuy wax ma ne waaye mënuñ jooy du ñu génnee rongoñ laa bëgg a wax mais loolu rek moo leen wuteeg nit maanaam lépp lu nit di yëg si yaramam jur gi da koy yëg voilà donc dama doon confirmer rek lu muy wax beneen bi dama bëggoon dellu gannaaw tuuti parce que soxna Fatima dafa wax lu am solo si mbirum jur yi nga xam ne dañu feebar wala ñu gaañu ba kenn mënu leen faj ñu leen di nelawal waaw donc maanaam li ñuy wax si tubaab euthanasie waaw ñun souvent loolu daf ñuy dal barki dem rek oo nañu fii téléphone booru Sandiara benn fas bu accidenté si yoon bi ñu oo ñu pour ñu ñëw piqûre ko bu mu ne la wax yooyu loolu aussi si njalbeen bi dañ ci doon am problème yu bari parce que nit ñi dañu doon xalaat justement que bu dee jur dafa feebar comme fas mënoo ko faj nga nelawal ko loolu baakaar la waaw alors que moo tax c'est lu mu wax nii dafa am solo pour nit ñi xam ne loolu du baakaar au contraire yàlla dafa digal jur boo xam ne feebar na ba mënoo ko faj nga jéem ko nel wala pour wàññi souffrance am wala nga jeexal ko. d'accord moo tax ma ne point boobu bu am solo la. te baax na nit ñi dégg ko. waaw mooy li mu wax ne ulama yi ci wàllu. fatwa yi ñu def noonu ci wàllu. voilà mala bi toll foo xam ni. amuñu benn jumtukaay mënuñu ko faj. te ñu xam ne lii feebar bu ko nar a sonal la. ñu nelawal ko. loolu àtte la boo xam ni ñëw na ci yenn fatwa ulama yi. kon loolu lu jara xam la jara bàyyi xel la te loolu day dugg itam ci yërmande boo seetee ba seet. yërmande la waaw. léegi docteur Makhtar Seck métital yi ñuy teg mala yi rawatina fas ak mbaam ak yeneen xeetu mala yëpp yan loi moo nekk Sénégal yoo xam ni moo tënk nu ñu war a jëflante ak mala yi loi yooyu pour yow est-ce que tegu na ci yoon loi yu rafet la mat nañ lañu war a mat mais léegi bu dee loolu la tamit lan mooy problème bi loi yooyu am fi ba pare ñuy gis ci mbedd mi tous les jours ñuy mettital ay mala ñëpp di ci teg seen bët ba policiers yi sax dañuy taxaw ci tali bi ni ay mbaam surchargé romb leen te duñ def dara daanaka. waaw jërëjëf imam c'est-à-dire boo jëlee mala yëpp dans leur ensemble. amul fii loi boo xam ne dañ ko def mu jublu rek ci wormal mala yi maanaam loi sur le bien-être animal amul Sénégal. ah bon waaw amul lan moo am mooy am na lu ñuy wax ay provisions yu nekk ci ay yenn règlement yi yenn arrêté yi loo xam ne loolu yëpp. yu tasaaroo noonu daal yu tasaaroo. voilà sauf secteur fas ak mbaam yi.
bon am na benn arrêté interministériel loolu naa si ñëwaat. mais boo jëlee le cadre général dafa manqué lu ñuy wax loi boo xam ne mooy tënk dispositions yi nga xam ne dañu tas fii ñu dajale ko def ko benn loi. déjà loolu dafay jëmbal mbir bi. mais dafay tax mu leer si bopp nit ñi nga xam ne bu ma demee si loi bi lépp lu ma soxla si luy war man mala dinaa ko si fekk. donc loolu aussi dafa am solo. te loolu amagu fi. léegi nag boo jëlee juste pour wax benn remarque que loi yooyu dëkku africain yu bari am na si nag quand même. donc de ce point de vue ñun on est un peu en retard. Voilà. parce que même boo demee Mali bi am na loi sur le bien-être animal. comme le Sénégal voilà. pays anglophone yi moom yëpp am nañ ko pratiquement. te ñun d'habitude ñun dañuy wax ñun ñoo raw ñëpp ci lépp. waaw donc bi moom am na ñu si raw. les plus beaux les plus gentils. voilà donc maintenant dispositions yi nga xam ne dafa tas si ay loi ak ay kii bu si njëkk mooy quand même code pénal sénégalais. code pénal sénégalais am na disposition buy wax ne. képp kuy toroxal mala fii loi dafa dal sa kaw am na ci code pénal sénégalais. am na ci code pénal sénégalais d'accord. mais kenn xamu ko parce que kenn mësu ko appliqué. mosoo toog ñu ne la waa ji yóbbu nañ ko tribunal parce que dafa doon toroxal benn fas wala yooyu donc. dogguma la xanaa yenn cas yu ñu ma ciy nettali. bi ma waxee ci sama Facebook ak kii nangam. am na aussi ku ma jox benn exemple. ne ma am na benn soxna su baax bu nekkoon Tëngéej. mais léegi génn àddina. mu ne kooku dafa créé woon benn association. xam nga charrette yi dafa bëri Tëngéej. mu ne mais lu mu ko jaraloon. moom da doon yóbbu borom charrette yi tout le temps commissariat. waaw ma ne xam naa loolu lu xam naa wéetoon na ci quoi. waaw loolu moom naa si dellu si bu may wax si problème mu arrêté interministériel bu kii réguler secteur fas yeeg mbaam yi donc code pénal sénégalais am na disposition contre la maltraitance des animaux. D'accord. mais kenn du ko appliqué. donc boo jëmee si mbirum santé le kii décret de police sanitaire bu Sénégal quand même. dina wax mbir yu bari ci affaire protéger animaux yi mais surtout seen wér-gu-yaram. vaccin yi vaccination yi surtout ak yu demee noonu. ci yooyu lay gën a insister. ci yooyu lay gën a insister. mais nag boo jëlee secteur fas ak mbaam yi quand même am na lu ñuy wax arrêté interministériel sur les véhicules à traction animale. donc arrêté boobu depuis 1995 la woon première version bi. bu ñëwee ba 2016 ñu càmbaraat ko. pour mu gën méngoog jamono. mais nag article boobu boo ko xoolee nu ma tuddati arrêté boobu boo ko xoolee donc ñetti ministère ñoo ko sanc ministère u élevage ministère u transport ak ministère intérieur. disposition yu si nekk 30 à peu près 30 articles la. mais am na si juróom wala juróom benn yoo xam ne bu ñu ko appliqué woon tey rek di ñu fi seetaan yëpp dañ. voilà donc amul loi buy protéger les animaux d'une manière générale. mais boo jëlee fas ak mbaam yi am na benn arrêté interministériel boo xam ne disposition yëpp jël nañ ko. pour ñuy sàmm fas ak mbaam yi. donc mais comme souvent Sénégal ñun dañuy am problème application. quelquefois parce que xëy na volonté bi manque na quelquefois aussi parce que les moyens font défaut. D'accord. voilà donc boo xoolee. bu dee mbirum loi ak règlement yi noonu la demee foofu ci secteur boobu. ok Fatima Djibril Ba gis nga dégg nga docteur li mu wax kon donte woon sax amuñu benn loi comme ni mu ko waxee léegi te loolu dañ cee war a liggéey ñëpp jàpp ci. pour que ñu am benn loi fondamentale boo xam ni dafay toppatoo mala yi ak nu ñu leen war a wormaale may leen jàmm mais quand même am na yeneen règlement. yoo xam ni day wax ne waruñu mettital mala war nañ ko toppatoo et que war nañu daan koo xam ne mi ngi leen di mettital mais léegi ci l'islam loo xam ni dafa war a nekk maanaam dañu war a am benn loi boo xam ni day toppatoo mala yi loi boobu amagul ci réew mi Sénégal loolu yow ci jàngatu l'islam fan nga ko mën a dugal est-ce que loolu càggante la au niveau des responsables publics est-ce que islam may na nguur mu yore réew te amul loi boo xam ni day mën a toppatoo mala yi benn ñaareel bi mooy même loi yi am tamit ñàkk leen a appliquer loolu tamit lan la ci islam wax. waaw imaam loolu jaaduwut si léew bi nga xamante ne dañuy wax ni dañuy dund diine loolu amu fa loi pour animaux yi amu ko. parce que bu ñu xoolee suñu référence yi yëpp mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu yenent yi yëpp waaye tamit
yàlla dafa wàcce nit ci suuf mu def ko xalifatullahi fil ard mu nekk mu wute yàlla ci suuf donc loolu mu war a gàddu li nga xamante ne moom mooy teg luwaay yi nga xamante ne moom mooy aar animaux yi bu ñu xoolee ci yeneen ti juuti yi daal nit moo war a wuutu yàlla aar animaux yi ni ko yàlla bëggee waaw kay ni ko yàlla bëggee donc ñu jàng am na xis yoo xamante ne yu bare yu passé bu ñu xoolee ci histoire yeneen ti yàlla Nuux alayhi salaam bu yàlla demee ba nar a alak àdduna bi yëpp da ko wax ne na jël animaux yëpp nekk zawjayni góor ak jigéen mu nekk paire mu def ko ci gaal gi ñu mën a mucc. waaw mooy déluge de Noé. waaw loolu dañ cee war a jàngat am na jàngat bu bëri yi ñu ci war a jàngat boo xoolee tamit ci histoire yonent yàlla Saalix moom nu mu doon protéger li nga xamante ne moom mooy gëléem bi ak doomam. donte ne am na leneen am na lu bëri li ci laxasu woon. ñu dem ba xeet boobu lu taxoon yàlla alak leen mooy li nga xamante ne lu ñu loroon gëléem bi ak doomam moo tax yàlla alak leen kon nag ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi yu mu ci doon jàngale ak ñu mu ci doon lu mu doon wax yéen saxaaba yi lu bëri di leen nettali lu bëri li nga xamante ne daloon na jigéen boobu demoon safara ndax naqaral muus bi ndax mbugal ko waaye tamit dafa doon nettali histoire yi nga xamante ne nit ñi nga xamante ne texe nañu ndax animal yi nga xamante ne sauvé nañ leen. am na benn góor bi nga xamante ne dafa doon dox Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon nettali saxaaba yi mu ne kooku dafa doon dox ci àll bi sonn mar lool mu dem ba gis benn teen mu naan ci sant yàlla dox tuuti gis benn xaj boo xamante ne li ko daloon moo ko dal xaj bi. mais nag moom lu mu mun xaj bi munu ko. mu ne man de li ma dal moo dal xaj bi waaye li ma mun man xaj bi munu ko mu dem génne ndox ci teen bi jox ko xaj bi loolu moo waral texem bu mu dugg aljanna kon nag islam tout le temps buy jàngale bu buggee wone daan tout le temps dalay won ne ki nga xamante ne def na lii. loolu alak ak ki nga xamante ne def na li mu texee ci loolu kon nag ñu jàngatee ci lii nga xamante ne luwaa bu islaam teg na ko rek mooy bu fekkee ne nit def na li ku jigéen ki def teg ko animal rek li ko fekk si loolu war mun na la cee fekk mooy mbugalu yàlla ak mere yàlla waaye tamit képp koo xamante ne def na ku góor ki lu mu def tamit mun nga cee texee ndax sauver animal donc ñu waruñ ko bàyyi ginnaaw benn yoon bu fekkee ne réew mi dem nañu ba peut-être amuñu ay loi yu ñu teg pour animaux yi xanaa léegi la mais nag islam moom ci doxalinam depuis bu yàgg ba tey mosuñ koo bàyyi ginnaaw benn yoon xulafaa yi fi jaaroon yépp tout le temps ñu ngi ciy bàyyi xel sànq yaa ngi ci joxe misaal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Saliou waaye tamit nitu diine yépp boo xoolee ci seeni histoire da nga gis ne dañu doon bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy mala yi ndax xam nañ ne yàlla moo sàkk nit sàkk mala waaye tamit defal nit ki li nga xamante ne moom mooy xel def lu ko mala nit ki mun a wax mun a def lu bare defal ko boppam mala munu ko donc loolu mooy différence bi mais warta tax tamit duñ leen jox seen droit comme ni mu waree. tabarakallah kon nga baal ma imaam si histoire boobu sax yenent bi bu mu ko nettalee ba pare saxaaba yi dañ koo laaj ñu ne ko yenent bi est-ce que nit bu defaree mala lu baax dana ci am tiyaaba xam nga nit ki moom tout le temps tiyaaba rek lay wut li koy texal ëllëg yenent bi ne leen fii kulli kabadin ratbatin ajr lépp loo xamante ne rek mu ngi dund nga defal ko lu baax danga ci am tiyaaba bu dee kon nag waruñoo différencier rek nit kii nit la lii mala la kon traitance bi niñ koy niñ leen di traité dafa war a wuute déedéet nañu xam ne nit ki nu mu amee ay droit mala yi aussi noonu la ñu amee ay droit d'accord tabarakallah te kon dafa mel ne kon teg ay atte ay loi yuy sàmm worma mala yi kon même bu fekkee dañ jàpp ne ñun tubaab yi ñoo koy def dafa fekk ci fiqhu l'islam dafa fekk ci tamit l'islam tam bëgg nañu teg ay loi parce que ni nga ko waxee da nga ni nit moo war a taxawee ci kaw suuf li yàlla bëgg te yàlla bëgg na ñu bañ a toroxal mala yi kon nag ñu tegal leen ay loi ku koy def kon tam yàlla dina la ci gërëm kon nekkee du yëfu tubaab mais nekkee dugg na ci l'islam ci ay jàngaleem loolu am na solo vraiment léegi sunu émission daanaka ñu ngi jëm ci benn pàcc boo xam ni ñu ngi ko tuddee xalaatu penc mi maanaam dañuy jox kàddu sénégalais yi ak sénégalaises yi pour ñoom ñu wax ñu seen gis-gis ak seen yëg-yëg ci mbiru toroxal mala ak mettital mala ñu dellu kon ci maas mu indil ñu boobu reportage.
xalaatu penc mi. waaw mos naa ko gis mais bi ci gën a fes nag mooy temps yi gis naa ci réseaux sociaux yi benn mbaam boo xam ne dañ ko chargé ay butéelu ndox 20 litres yu bëri xam naa attanu ko poids bi ope si ginnaaw mu jóg nekk si kaw lu yàgg gars yi di def tout pour wàcce ko mais mënul nekk mais ñu gis ne loolu genre torture la quoi boo xam ne dañ koy def mala yi te mën na ñàkk daal jaaduwul. parce que ñoom ay borom bakkan lan waruñu leen a teg lu méttee métti parce que ñu ngi koy gis fan yi gis nañ ci boo xamante ne bii ñun ñëpp ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax parce que luy noyyi rek da nga ko war a def comme sa bopp parce que moom yaa ngi ciy liggéey mu lay indil ay teraanga kon waroo ko mën a teg lu métti daal. waaw nit ñi am na ñoo xam ñoom fokkuñu pour ñoom fi mu ne comme xar mi boo ko jëloon tey yow ñoom am na ñoo xam takk xar la rek dañ koo war a rey rek ñoom amuñu ci moom benn toppatoo waaw te loolu amul da nga koy amel àq moom mii nii parce que suñu borom daf ko indi pour yow mu suturaal la nga koy jariñoo mais comme yow da nga ko war a respecté fonk ko xam nga maanaam def ko comme sa doom ji comme li may wax rek di ko toppatoo lekk na wala naan na ak fan lay tëdd di ko bale di ko sang di ko toppatoo. non def lu leen neex rek ak topp seen bakkan ak bëgg a toroxal li nga yor rek mais ñàkk xam la loolu comme ça moo lay indil teraanga da nga ko war a respecté bu baax a baax def ko sa bopp am na ñoo xam ne sax li ñuy lekk loolu moom lañ koy jox bu ñu paree defar ko ba mu baax di ko toppatoo daal. li waral loolu mooy xaj na amul sanction parce que par exemple boo gisee ñi nga xam ne dañuy liggéey ci transport comme man par exemple taximan la am na yoo xam ne ñëwuma ko def parce que bu ma ko defee dañ may sanctionné mais ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo yor mala yi xëj na loolu amul ci ñoom quoi comme loolu amul xëj na moo tax ñuy def loo xam ne waruñu ko def mais bu fekkoon loolu ñu def noonu am na koo xam ne day taxaw pour xool ku def loo xam ne waruloo ko def ñu sanctionné la xëj na kon ki def loolu du ko sañ a def. am na kilifa yoo xamante ne war nañ cee mën a jóg dox ci wax ci ndax loolu bu jëmaloo sax réew kanam am na yu métti yoo xamante ne si mi ngi ñuy dal sax mën naa nekk day jóge foofu parce que mënuñoo wax seen bakkan la yor mënuñoo wax yow mi yàlla may xel moomu waroo am kii di leen teg lu métti daal. non loolu sunoo gars yi ñëw wut ay sanction rek teg yor mala bëgg koo toroxal ñu teg la ay daan benn ñu amaan la wala ñoom boo mënta yor mala bi ñoom ñu récupéré ko yoral ko seen bopp war nañoo def loolu Sénégal ku ci yor mala boo xam ne yow lem na mënatoo ko yor mënoo koo dundal mënoo koo faj nga dem joxe ko ñu wut benn centre boobu fa lañ leen di dugal comme genre écrit yooyu di leen toppatoo di leen fa jox lekk ak naan. Tabarakallah reportage bi riche na maa ngi remercier reporter yi nga xam ne ñoo def travail de terrain boobu mais vraiment je crois que am na ci wax yu xóot yu am solo yu ci feeñ léegi kon lii moo doon xalaatu penc mi ci wàllu sénégalais ak sénégalaises yi nu ñu gisee mbiru toroxal bi ñuy toroxal mala yi amu ci kenn ku ko rafetlu ñoom ñëpp naqarul nañ ko ku nekk nag ak ni nga ko jéem a expliquer léegi kon ñu ñëwaat ñun ci plateau bi ak sunu ñaari borom xam-xam yi dellu si nga xam ni comme mooy nekkaale tamit suñu minutes yi des ci émission bi léegi docteur Mactar Seck gis nañ nit ñi ñu ngi jooytu mala yi nit ñi di toroxale tout le monde est d'accord sur que nit ñi am na souffrance et que jaaduwul léegi nag ma la doon bëgg a laaj kon muy nekk sama dernière question léegi situation bi nan lañ war a def ba améliorer ko comme fi mu nekk nii ñëpp daanaka boo xoolee pare nañu je pense pour gis Sénégal soppi xar kanamam ci wàllu toppatoo mala kon je me dis que man su ma doon président damay profito def dara loo xam kenn du taxaw daal ne lu tax mu def lii parce que ñëpp a ngi wax naan war nañ toppatoo mala yi léegi kon pour yow léegi quels sont les leviers lan lañ war a def ak naka lañ ko war a defee pour que toroxal malaka jóg fi wala bokk sori fi néew fi doole lool. waaw jërëjëf imam donc pour man levier yi principalement ñett lay doon xam nga boo gisee ñii ñu laaj fii yëpp. wax bi yëpp benn la. donc loolu lan lay firi dafay wone ne wormal mala mu ngi dem progressivement di nekk lu ñuy wax norme sociale. maanaam dëkk askan yëpp d'accord ne lii jaadu na wala lii jaadul. maanaam doon wax norme sociale comme bu ñu toogee ne. xale dafa war respecter mag. donc norme sociale boobu dafa war dem ba law si dëkk bi ba nga xam ne ñëpp dañuy considérer ne toroxal mala du lu jaadu ba nga xam ne nit bu bëggoon sax dem di ko def. xool bu ko ñeneen ñi di xool dina tax mu ba ko. donc pour man booy xool reportage bi da lay wan ne
mën nañu am yaakaar ne nañu dem ba yegsi si loolu à court moyen terme beneen bi mooy comme nu nga ko waxee maintenant nag le législateur moom dafa war prendre la balle au bond defar lu ñuy wax une loi sur le bien-être animal boo xam ne mala yëpp dañ leen di wormal loolu pourquoi moom solo sànq junj naa ko tuuti mais beneen bi mooy boo jëlee mbir bi def ko ci benn loi dafay leeral responsabilité yi maanaam mise en œuvre bi lu ci nekk kan moo ko war responsable de la mise en œuvre ak nan lañ koy appliquer ak kan moo jàdd ku jàdd yoon lu la ciy xaar donc loolu dafay leeral mbir bi mais en attendant li nga xam ne mi ngi fi nekk nañ ko appliquer loolu mooy troisième axe bi d'accord te loolu je pense que jafewul parce que nuñ ko bindee lépp leer na nañ ba nga xam ne vraiment bu ñu taxawoon sa application bi rek yu bari ñuy jooy fii dina wàññi ko baax wala mu dem ba jóge fii. mais docteur application bi. actuellement ñan ñoo ko war a def policiers yi ñoo ko war a def wala gendarme yi wala est-ce que man dama doon xalaat. est-ce que laajul wala loolu duñu am moyen wala jaru ko est-ce que laajul benn police spéciale boo xam ni ñoom dañuy toppatoo rek. mbiru mala yi ci mbedd mi wala est-ce que policier bi taxaw tey mën na toppatoo oto yi ak mala yi wala. waaw mën na ko toppatoo parce que affaire def si am disposition yu bari dafa am disposition yoo xam ne par exemple waa ministère élevage ñoom ñoo koy def par exemple fas dafa war am certificat d'aptitude. comme autonomie amee visite technique. mooy wane ne yow mën nga daw. kon mën nga doon policier bi arrêté la laaj la sa certificat d'aptitude anamu. donc mais loolu si lu ma xam ñoom vraiment ñu ngi siy wasu ñu ngi ciy góorgóorlu. bien que nag moyens yi des na mais ñu ngi góorgóorlu baax si livret sanitaire rek yooyu. beneen bi dafa doon policier bi nekk si tali bi. loolu comme infraction code de la route yëpp la par exemple dañ lay naan policier oto mën na ko romb boo xam ne dafa surchargé. mu arrêté ko. verbaliser ko. comme quelquefois oto bi yenu ay kii lu ñuy wax naan surdimensionnement. nga teg loo xam ne dafay déborder fii déborder fee ñu arrêté la. beneen bi mooy comme par exemple lu ngay arrêté oto. di ko laaj permis wala di ko laaj visite technique policier bi mën na am sañ-sañ arrêté ko laaj ko anu sa livret sanitaire wala sa certificat d'aptitude donc loolu policier mën nañ ko def jarul xarañ sur le plan technique jarul nekk vétérinaire jarul def dara comme infraction code de la route yëpp la. donc pour man loolu mën nañ ko appliquer facilement. kon nag vraiment ñu ngi gën a profito ci càmbar ci diine ñun. tamit di gën a lancer message que ni vraiment gouvernement bi. di lancer message directement le président de la République Macky Sall parce que tey moom mooy jëwrinu Sénégal yëpp ci mu fexe ba ñi nga xam ni ñoo yore état bi parce que moo leen fa nommé. ñu góorgóorlu préparer benn loi. bu baax bu am solo ñu ngi interpeller aussi les députés parlementaires yi nañu xam ne représenté wuñu rek boo seetee ba seet ay nit na mais tam ni ko Fatima doon waxee sànq mala yi ci société bi lañ bokk kon tam députés yi nañ xam ne dañu war a représenter tamit les intérêts ak la défense des animaux ñoom tam nañ góorgóorlu ci benn loi ni ñuy waxee actuellement loi littorale loi nangam nañ préparer tam benn loi ci wàllu bien-traitance des animaux maintenant ñi nga xam ne tam ñooy appliquer loi yi fi jot a nekk policiers ak yooyu ñoom tam ñu ngi leen di gën a xirtal ci ñu gën a bàyyi xel toroxal bi nga xam ne ñu ngi koy toroxal mala yi rawatina fas ak mbaam. Fatima Djibril comme quelques minutes moo ñu des yow tam moo ñu dese sama dernière question bi. léegi yow ci wàllu l'islam. léegi l'islam nan la mën a dimbalee parce que man souvent dama naan sénégalais yi ñoo ñàkk chance. nan nga mën a amee l'islam. bu fi nekk depuis 10 siècles. mag ñi di ko jokkalante di jàngale ba ci génération yu mujj yi. boo waxee Maodo wax sëñ Touba wax nga ñëpp loolu yëpp ñu am ko fi ba pare suñu melokaan mel nii daanaka dafa xaw a doy waar léegi yow tey jii ñun imaam yi yéen jigéen ñi asatise yi di jàngale daara yaa ngi fi xutba yaa ngi fi léegi yow fan la islam mën a dimbalee sénégalais yi tey gën leen a yee ci ñu gën a xam àqu ak jëfe worma mala yi. waaw imaam lii bu ñu jàngat bi ma def rek mooy surtout reportage bi dama gis ne nit ki walla suñu dund mënul baax fekk dunduñu ni ko yàlla santaane ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee c'est-à-dire dunduñu islam dëgg-dëgg dund parce que règlement yi nga xamante ne fépp fu ñu war a aw rek tracé nañu yoon yi
mais ñun ñoo dem ba benn moment ñu bàyyi suñu yoon ñu wàcc yoon bi moo tax ñuy am ay problème donc ñu gis ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ngi jàngale ci benn xadis bi nga xamante ne damay profité di ko fàttali surtout nag ñu ngi jëm si tabaski dafa wax ne inna allah kataba al ihsana ala kulli shay fa ida qataltum fa ahsinu al qitla wa ida zabaxtum fa ahsinu zibha wa liyuhid ahadukum shifratahu wa liyurih zabihatahu bu fekkee ne yàlla dafa bëgg rafetal na ngeen rafetal si yëpp waaye nag bu fekkee ne da ngeen di rey na ngeen rafetal reyin bi bu fekkee ne tamit da ngeen di rendi na ngeen rafetal rendin bi loolu tamit daf may interpeller tuuti si ñi nga xamante ne ñu ngi yar ganaar yi di ko jaay ci marché yi nu leen neexee nañ koy reyee bàyyiwuñ ci xel surtout ñun ñi nga xamante ne ay jullit lañu am na charia façon bi nga xamante ne moom la ñu jàngale la ñu war a reyee est-ce que ñu ngi koy topp est-ce que ni ñu koy defee anam bi nga xamante ne moom lañ ko war a defee loolu yëpp ay question yoo xamante ne yu posé la moo taxit ma ne la il faut ñu delloo si yoon yi nga xamante ne fa la ñu tege woon loolu la ñu jàngal parce que islam léegi loolu ñen ñoo ko war a responsabilité ñen la ñen ñoo war a jàngalaat julli ji loolu waaw responsabilité bi nag imaam lu yaatu la parce que suñu société bi dem nañu fi nga xamante ne il faut ñu bàyyiwaat xel surtout si yarin bi si jàngale bi parce que ñun dañoo toll foo xamante ne ku judd rek en général yóbbu nañ la école français nga jàngi xamoo si sa diine dara imaam yi am ñu ngi wax ba tey mais daanaka déglutuñu peut-être dafa am benn problème si communication walla nit ñi ñoo xamatul importance su diine si seeni dund donc problème yi ci posé wu dafa bëre dafa yaatu lool li ñu war a defaraat ci boppam moo bëri oustaz am na benn jour imam oustaz Mor Thiam maa ngi koy ziyaar bu baax a baax mu ngi wax ne solo ñu dàll sax bay waaj a dem kon nag dañoo war a defaraat toogin bi xool nan la ñu war a def ñun pour ñu dem parce que situation bi dafa critique de imam dafa critique lool donc li ñu war a seetaat dafa bëri xam naa temps bi jeex na mais nag du ñàkk ñu amaat waaw mais ala kulli xaal li nga wax am na solo situation bi jafe na solo ñu daal bay waaj a dem oustaz Mor Thiam ñu ngi koy nuyu ala kulli xaal l'essentiel daal en tout cas émission bi contribuer na ci dara mooy que ku ko seetaan di nga xam ne mbir mi nii la tëddee lii moo ko waral et que suñu wareef des na kon li am solo mooy loolu ñoom seen wareef lu mel ne ONG Brooke ak ñoom docteur Makhtar Seck ñu ngi def seen wareef ci wàllu gëstu ak wàllu sensibiliser ba dugal ci sax jàngale l'islam jàngale jàngu bi kon wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi leen di jaajëfal ci wàllu boobu léegi nag foog naa ni côté diine bi surtout ci l'islam bi des na mooy que ni imaam yi nañ gën di xutba ci thème bu mel nii daayira yi nañ koy gën di waxtaane famille yi nañu gën a sensibiliser xale yi bu ñu leen teelee sensibiliser ci ne dañu war a wormaal mala ñu commencé ko ci kër ga bu ñu génnee ci mbedd bi tam bu gisee mala wormaal ko xalif généraux yi xoolal tey bu fekkee dañuy recevoir mbooloo yu bëri nañ profité di leen yeddaale ci thème bu mel nii association femmes yi nañ ciy waxtaan l'association des jeunes yi nekk ci quartier yi man de noonu laa ko gisee dama yaakaar ni lu waxtaan bi di gën di bëri ñu ciy bàyyi xel ñëpp dem ba mujj jàpp ne mbiru ñëpp la kon ndeysaan mala yi ñu gis tey ñu toroxal leen fii ñu gis ko ci reportage bi mu nekk lu metti loolu mais yàlla mën nañoo yërëm parce que lii àq la bu des suñu kaw ñun ñëpp léegi nag yàlla mën nañoo yërëm bu fekkee ni fexe nañ ba mettital bii ñu gis fas boobu courant bi électrique mu daanu lasar beneen waa ji ngàdd fas bi dóoraat et cetera li ñu yàlla mën a yërëmee mooy li yëpp ñu transformé ko lu baax ñu fexe ba mettital bi léegi ñun ñu def ko wormaal boo xam ni dañ ko war a waxtaanee ñi ko war a séq yëpp séq ko ndax mala gën di am jàmm ci réew mi di Sénégal kon maa ngi leen di remercier docteur Makhtar Seck di remercier Fatima Djibril Ba Mass Mboub ak tous les reporters yi nga xam ni ñoo dugal seen loxo ci émission càmbar ci diine di leen jox rendez-vous pour càmbar ci diine bii di ñëw incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar ci diine sur ITV.